dal leen jàmm mbirum manifester yi fi amoon ak la ca tukkee ne yàqu-yàqu ba tey pënd mi wureegul lu bari ci ay boutique di ay kër magasin station service yàq nañu ko ba pare jël la fa newoon boobu ba tey nag nit ñu bari police teg na leen ci loxo ci loolu sax yéenekaay bi di l'Observateur di ñu xamal ne fukki nit ak benn yi ñu jàppoon ne ñoom ñoo dal ci kaw Auchan bu Mbaaw ca chambre criminelle lañ leen di jëmee boo moytuwul ndax seen dossier bi jox nañu ko kii di juge bu 8e cabinet yéenekaay bi ba tey ci manifester yi fi amoon ak ña ca ñàkk seeni bakkan di ñu xibaar ne ci lu jëm ci seeni ndàmpaay yi Macky Sall mel ni ku ci amee xol bu jeex joxe na ci ay directive ba noppi bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di l'Observateur enquête moom li ko jaaxal mooy limub ñi nga xamante ni ñoo ñàkk seen bakkan ci manifester yi gën gaa néew fukki nit ñàkk nañ ci seen bakkan lu ëpp juróomi téeméeri nit jëlee ci ay gaañu-gaañu yokk ci nag ñi nga xamante ni police teg na leen ci loxo yéenekaay bi ne lu mosta am la fii ci Sénégal muy ci ñi doon manifester di ci côté alkaati yi mu dib catastrophe bu doy waar loolaa tax yéenekaay bi dafa gëstu ba xam bu yi amee ba bal tàkk am ay nit ñu ñàkk seen bakkan lu ci taxawaayu yoon ñu wax ci entreprise française yi nga xamante ni ñu ci bari ci ñoom yàq nañu leen le témoin di ñu xamal ne tàmbali nañu di xayma seeni yàqu-yàqu Total ak Auchan nag ñoo ci gën a sonn li leer mooy Ousmane Sonko Macky Sall la ci joxoñ baaraamu tuuma ne moom mooy responsable ci li xew barki démb ba tax mu ne dana ci saisir justice nationale ak it justice internationale waaye ci loolu Sud Quotidien dafa jàpp ne am na ay risque yu ci nekk ci saisine boobule lépp mu ngi ci page 3 bu yéenekaay bi di Sud Quotidien le quotidien moom dellu si waat rek ci kàdduy Ousmane Sonko miy artu Macky Sall Ousmane Sonko nee na Macky Sall moom moo nar a doon responsable ci lépp luy xew ci réew mi su dee bàyyiwul ñi nga xamante ni dañu leen teg loxo boobaak léegi démb la yëkkati yi le kàddu gannaaw ba mu demee woon seeti waa Y'en a marre mu di woon sax gënnam bu njëkk ba mu génnee kasook léegi waaye nag loolee mu mel ni waa Benno Bokk Yaakaar tontu nañu ko moom Ousmane Sonko kadar yu Benno Bokk Yaakaar nee na Ousmane Sonko la République restera debout nanu ko xamee woon kii moom daanaka ñépp a ko xam dootul ku ñuy laaj di maître El Hadji Diouf démb la yëkkati kàddu tey El Hadji Diouf xëy saf sàpp ci yéenekaay yi li ko waral nag El Hadji Diouf ci kàddoom yi nee na dana kalaame ci yoon kii di Ousmane Sonko ndax dafa jàpp ne loxoom génnul ci taal gi ñu taal këram source a bokk na ci yéenekaay yi ko xibaar El Hadji Diouf ba tey bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi nee na ñi demoon këram day daanaka dafa mel ni xiifa leen fa yóbbu woon ndaxte ginaar yañ fa fekk yépp la ñu lekk boole ca carotte yaak pompiteer ya lépp la ñu lekk jël lañu fa soxla woon doog a taal kër ga loolaa tax le quotidien ne El Hadji Diouf day tentative d'assassinat lay toppee kii di Ousmane Sonko ci lu ñeel station service yi nga xamante ni yàq nañu leen yéenekaay bi di Soleil di ñu xamal ne nguur gi day taxaw na ci tànk jàppale leen ngir ñu dooraat seeni liggéey ndax seen perte yi ñeel seen chiffre d'affaires jéggi na dayoo li jaral nag leeral ci jamono ji mooy daanaka ay jeunes maanaam ay ndaw ñoo nekkoon di manifester barki démb yéenekaay bi tuddee ko une opposition jeune ba tax mu jàpp ne Macky Sall ak paa yi nga xamante ni ñoom ñoo ko wër day am nañu équation bu ñu war a lijjante Ousmane Sonko tamit day am na lu mu war a lijjante bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di L'As Quotidien mu di élection locale yi ak législative yi ak coalition bi nga xamante ni ca lay sukkandiku ngir dem ci yooyu le jongante ñu jëm ci beneen ab yéenekaay di Les Échos wax ci capitaine Oumar Touré yéenekaay bi di ñu xamal ne moom capitaine Touré convoqué wuñu ko benn yoon moom mooy dem ci coobare boppam bu 15 heures jotee ni ki tey jii ak lu ci mën a am nag gendarmerie mere nañu ko lool ndaxte dafa violé li mu sàlloo ne obligation jëm ci militaire gi mu doon ay kilifaam nag dafa mel ni ñu ngi nekk di ko xaar ak mesure yi nga xamante ni bëgg nañ ko jël jëm ci moom capitaine Oumar Touré ñu jeexal ak tàggat yaram ak yéenekaay bi di sunu làmb moom dafa xëy fësal kàddu Yaxya Diop Yékini nekkoon fi roi des arènes ci composition CNG bu bees bii doomu baasul bi nee na dafa bari ay nit yoo nga xamante ni defuñu fa dara ci li ministre de la justice nag wax ci France 24 ne ay mbër bokkoon nañu ci ñi doon manifester Sénégal Yékini nee na ko du ci tontu ndax ay wax la yoo nga xamante ni amul bopp amul génn mbër tal na leneen yendoog jàmm. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rëy yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. gannaaw nag ay dagu président de la république lañ lu mu leen indil ñu voté ko te askan wi fal leen ñu tas assemblée nationale bi 165 députés yi Sénégal soxla ko Sénégal réew mu ndaw la. ci li nga xam ne moo soxal coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko Dambo xam ne na dil la woon boo xam ne dafa mujj yàqu. te ñëpp gis na ne ci biir ni complot la yàqu na ñoom ña ngay tamante dëmm seen biir ñëpp yëg nañu fan yi presse bi ku ci nekk yaa ngi naan du man diw la affaire bi daal li ci sénégalais jàpp mooy yàqu na dil bi comme ni ko xale yi di waxe dil bi kalaate na. coalition citoyenne le peuple mi ngi woo askanu Sénégal yépp ñu ñëw ci li nga xam ne moo soxal bi leen marche pacifique ñu jàpp ko ci samedi ji. Amadou Sabax Ba jàppante wala yi manifeste yi amoon kii di maître El Hadji Diouf mucc ci ndax këram ba ca Mariste dañ ko daal di attaqué mu nag jàpp ne loolee du kenn ku dul Ousmane Sonko te sax ne dinañ
dina porter plainte ñeel ki jiite parti bi di Pastef dem la ko xam ne ci ab conférence de presse Jo Maroon. maa ngi jaale njabootu ñi fi jógee ñëpp di ñaan président mu jàppale leen. ca ndorteel ba benn minute de silence ngir jagleel ko ñi nga xamante ne ñoo faatu ci manifestation yi weesu li ci topp Maître El Hadji Diouf di secrétaire général parti bi di PTP fësal plainte bu mu nar a déposé ngir yóbbu ci yoon kii di Ousmane Sonko. ku ci dara néewal doole maay taxaw la xasaa yox défendre la kon dañ ma bàyyi ma défendre aussi Adji Sarr wala Bamba Fall war a défendre rek ak Barthélémy Dias ak Khalifa Sall ñoom si xëy na am nañ luñ suturloo xale bi yaayam dee bi mu amee fukki at ak ñeent maamam yor ko mu ñëw Dakar pour lu mu yoree ndax bàyyam amul ñu di ko jiiñ ndëmb tam ko ndëmb yàq deram ma defaan ko tax ñëw taal sama kër plainte bi nee naa pour crime la assassinat incendie volontaire ak destruction des biens samay biens yàq Ousmane Sonko directement la porte plainte léegi plainte boobu rek du ma ci am médiation. ay publication yu fës ca Facebook te ñi nga xamante ne ñoo ko def Maître El Hadji Diouf woon ko taskatu xibaar yi ñooñu dañ doon joxe ay xibaar fi ñu mën a fekk Maître El Hadji Diouf ak këram ngir taal dëkkuwaayam. Cette personne qui utilise très bien les réseaux sociaux, cette personne qui demande un combat mortel, cette personne qui dit que fini maintenant les débats dans les réseaux sociaux wax ji doy na reyante leen. gendarmerie jot na def constat bi Maître El Hadji Diouf ne nag yàggatul dara mu jébal kayit bi procureur mu nar ci ànd ak ay avocat am ngir ñu leeral yàq ak taal bi ñu taal këram foofu ca Anne Maris. Jo Maroon yeneen yi ñu yàq des centres d'état civil ci manifeste yi amoon fan yi weesoo ministre bu ñu dénk collectivité territoriale nag di ko naqal bu baax a baax ndax jàpp na ne état de droit warul demee noonu waaye nag lépp daal lu ñu yàqoon ci daal loo xam ne nguur ga ko moom dinañ ko defar te sax jot nañu génne lu toll ci fukki milliards ak juróom-ñett ci ni nu mel ngir daal fexe ba numérisation ak digitalisation état civil daal doon lu antu maanaam lépp daal lu jëm ci état civil ñu jaaxale ko ci xarala yu bees nga xam ne buñ tojee tamit ni nu mel du yàq dara ca la fa nekkoon Oumar Gueye ak Abdou Diouf Diagne. am na ay communes yoo xam ne effectivement laal na leen mais am na communes yu ñu laal communes yooyu ñu laal ci biir am na ñoo xam ni seen centre état civil waaw laal nañ loolu nag ñu ngi koy naqarlu fi naqarlu war a yem di wax ni ñu seetaat seen bopp parce que boo yàqee centre état civil yàqal nga sa bopp aussi rawatina nag ñoo xam ni dañu jógee feneen foo xam ni bokkuñu ca gox boobu ñëw dugg ci goxu jàmbur yàq seen centre état civil loolu aussi jaaduwul wante lépp lu gouvernement bi man à travers ministère bi ma président Macky Sall dénk daañu daje ak maire yooyu waxtaan ak ñoom seet ni ñu mën a fexe au maximum nu ñu mën a reconstituer seen état civil jàppale leen aussi ba service public boobu mën a continuer bañ a mën a taxaw d'ailleurs am nañ projet bu am solo boo xam ne dafay numériser digitaliser état civil fukki milliards ak juróom-ñett ñu ngi ciy liggéey mi ngi avancé bu baax a baax wante loolu du benn raison même bu ñu ko numériser woon que ay nit di lakk état civil loolu njaaxum gënu ko mën a rëy donc ña ko def bu ñu leen xamee en tout cas yoon dina def li mu war a liggéey mais nit ñi ñu dalal seen xel dal nekk ci jàmm ndax Sénégal réewu jàmm la na ñëpp woote jàmm li ci des mooy mesures yi président Macky Sall jël nga xam ne njariñu askan wi la njariñu xale yi la ñu ñëpp ñu rafetlu. ak RFM kumpa jeex na. ñu doon wax fan yi gaz dafa manqué loolee amul yëf yi daal mu ngi tàmbaliwaat ci lu ma gën a jaaxee ti lu ma gën a jaaxe yoon dañ ko dakkaloon ngir daal moytandiku yenn yi di ay leexal Aïssatou Sophie Gladimas moom nag ne bépp disposition jël nañ ko ngir yëf yi tàmbalewaat ci yenn station service yi mu sax jàpp ne daal yenn taximan yi li ñu doon def di dëgg yoon ndax fa lañ jaaree daal di profiter ci occasion bi ngir yokk seeni njëg ministre du pétrole ak énergie nag doon dalal ni ki démb ñiy gérer ay station Abdou Diouf su ñox ci ay leeral. mbirum kaaraange moo taxoon kon gaz bi xaw a manqué. ñun ñoo créé woon rupture bi pour sécuriser ndaxte wóoru woon ñu bàyyi gaz yi foofu soo xamee ne sa alal bi kat soo ko tegee pour jàppale nit ñi dañ la koy yàqal nga denc sa alal léegi fu mu nekk nii dal am na tuuti carburant boobu su tàkkoon foofu musiba boobu kenn du ko fi wax tey. noonee la jëwriñ bi ñu dénk wàllu pétrole ak énergie ci réew mi di joxe xibaar yu jëm ci wàllu li taxoon ba joxe bi jëm ci wàllu gaz yi ci station service yi mu amoon ay jafe-jafe ci geneen wàll Aïssatou Sophie Gladima di wax ni ñàkkum carburant amul te du am ci réew mi. commencé waat nañu génne woot gaz bi pompe yi nga xam ne tamit mën nañ ko utiliser ñu ngi leen di jox carburant pour oto yi suñ ñëwee rek mën a sol am gaz ak yëpp donc bu leen kenn nax bu kenn yokk fa dégg nañ ne même taxi yi commencé na sax taxi yëpp yokk nañ seen prix yokk nañ prix au prix carburant bi yokkuwul nga xam ne moos am nañu si profito. ñi yore station service yi dinañu ami jafe-jafe lool ngir mën a jóg ci yàqu-yàqu yi nga xam ne dal na seen kaw Ibrahima Fall mooy seen secrétaire général Pape Abdou Mbodj ca la bokk. li ñu jëlal ñun en tant
tant que gérant ci wàllu produit mën nañ ko xayma ci lu 40 millions mais mën naa ne major yi nga xam ne ñoo def installation yi di ñu ko loué ñàkk nañu lu ne toll. dañ ci yaakaar loolu état bu Sénégal wax dëgg yàlla jot nañu waxtaan ak ñoom nañu fexe ba station yi doxaat. mbootaay bi ëmb gérant station service yi ci réew mi ñu ngi def jamono ji li ñu dippee inventaire xayma dayoog yàqu-yàqu yi nga xam ne dal na seen kaw nguur gi ne dina leen ci jàppale waaye waxaguñu ci naka. Abdou Diop fa junior juróom-ñett waxtu teg na juróom-ñett simili fii ci RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ab officier bu armée bu toogee juróom-benn fan gis ñu ko daal dañu jàpp ne dafa daal di déserté loolu la code justice militaire daal di xamle yokk ci ne nag moom mi di capitaine Omar Touré dafa def ay déclaration publique waaye tamit maye interview daal di jël tege nele li ñuy wax droit de réserve bu ñu sukkandikoo ci colonel Abdoul Aziz Ndaw dinañ ko teg loxo sanctionné ke daal di ko teg ay daan. ndax moom mii di wax sax jotoon dund ni nu mel gannaaw ba mu fasalee ab téere jëm ci honneur gendarmerie colonel Abdoul Aziz Ndaw ci téléphone beeg Makumba beeg ci ay leeral. bu fekkee militaire nga juróom-benn fan am nga droit absenté nga xam ni faute la mais bu fekkee dafa dépassé juróom-benn fan beneen loi mooy dal sa kaw dootul règlement d'éducation générale code de justice militaire mooy dal sa kaw parce que déserteur nga déserteur mooy koo xam ni rompre sa contrat ak armée de façon unilatérale sans nga déggoo armée. léegi moom def na ay déclaration accordé ay interview publier moom ci boppam ay texte ndax loolu du rëq itam devoir de réserve. loolu itam rëq-rëq la. sat militaire ak lu mënti demee da nga war a am li devoir de réserve. devoir de réserve boobu bon ku nekk ak say conviction ku nekk ak la nga xalaat ku nekk ak la nga def. du dëgg capitaine bi ak li wër bu wër mooy rompre na devoir de réserve loolu moom nee na assumé na ko. mais yan daan moo ko ci mën a fekk. bon mën naa am ñaari façon daan bi jëkk bi loo xam ni moom léegi man en tout cas su ma doon chef am su fekkoon man ma commandé daan boobu moom dina ko dal ndax wax na loo xam ne waru ko wax man sama bopp ba ma bindee livre te aw ma droit. bind livre te waxuma armée bi joxuma autorisation au commandant gendarmerie dafa dal sama kaw ñu tëj ma pour 2 mois loolu si yoonu armée capitaine bi tam loolu mën na ko dal. ñu waxtaanee leneen tey nag di bés bi nga xam ci àdduna bi dañ ko jagleel ñi amee li di feebaru roño ñi ko amee nag ca Touba Mbacké lu ñu bëgg mooy ñu daal di leen a vacciner lu mu gën a gaawee ngir ñu mucc ci lii di mbas mi. ñu tamit bëgg ñu daal di recruter ay agent ngir centre de dialyse ca Touba Moustapha Diakhaté moom mooy président kuréel ñu amee boobule feebar ca Touba Mbacké mu ngi ci micro beeg Marema Diop. journée mondiale du rein bi tey defuñu dara ndax jamono bi moo laajul loolu defuñu dara. Covid bi tiitoon nañ ci mais avec Covid bi tamit terewul seen séance ñi ngi koy def normal. bu ñu amoon luñ ci yokk daal mooy dañ doon ñaan ñoom ñi nga xam ne dañoo nekk ci wàllu dialyse ñu jéem leen a jàppale ñu teel a ñoom ñàkku ndax zone bi ñu nekk dafa xaw a dangereux bu ñàkk yooyu wéyee tam ñu jàppale ñu ci centre bi nga xam ne ñu ngi ko doon defar te di ko defar ci ndigalul xaalif bi te liggéey bi mi ngi toll ci finition yi bëggoon nañ ñu teel ñoo waajalal ay personnel yoo xam ne dañ leen di tàggat ngir bu liggéey boobu àggee mu mën a dëppoo ak li dëkk bi laaj ndax centre bu mag la boo xam ne dina mën a jël ci malade yi lu baree bari. dalal Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Seydou. naka suba si. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah Juma Mubarak. jaajëf bismillah ci xibaar yi tàggat yaram. dal di ko door rek wàllu football ak championnat bu Sénégal mi nga xamante ni dañu ko daal di reprendre gannaaw bu ñu toogee ab semaine mi nga xamante ni dañ ko daal di bër forcé ndax violence yi nga xamante ni amoon na di ko fan yële weesu woon fii nii ci réew mi yëf yi nag dañ ko daal di dooraat ni ki tey jii mu tombeek fukkeelu bëccëg bu championnat national bu Ligue 1 ak Ligue 2 Ligue 1 bi jàppale ni Teungueth FC moom dana tasek ñii di waa Union Sportive bu Gorée jàppale ni tamit dana am yeneen ni jogante yi nga xamante ni danañ ci dellu ci nu mu gën a yaatoo si suñu yeneen jotaay xibaar waaye lu ci mënti am rek jàppale ni ñii di waa AS Pikine bokk nañ ci équipe nga xamante ni jamono gi la ñu bëgg moo di dal di raatale lépp coupe ak championnat moo di seen bébét ci kaddu ki nga xamante ni moo leen di tàggat di Massissé ñu déglu ko ci téléphone LH Daté Diop. ñun ñi nga xamante ni sax déjà xamoon nañ ne duñu jouer ak Jaraaf parce que Jaraaf dafa dem Afrique mais ñun commencé lañ ci yokkaat
suñu niveau ci plan yëpp ci plan technique sur le plan physique et tout donc yaakaar naa ne lii nii ça va faire du bien aux équipes mais am na ci ñoo xamante ni nag ñu ngi woon ci dynamique bu baax peut-être mun na ko casser am nañ ñoo xamante ni ñu ngi woon ci suuf moo di enchaîner am défaite wala ñu enchaîner ay défaite donc ñooñu ça va leur faire du bien un petit peu donc ñu defaruwaat kii waat voilà recoller waat yenn morceaux yi nga xamante ni xawoon na jël écart tuuti et puis voilà yaakaar naa ne dina leer sax équipe yëpp xaw nañ noppaliku waat tuuti xaw nañu régler waat yenn situation. mais seeni ambition ba léegi elles restent les mêmes. waaw ñun suñu ambition yi moom ça reste les mêmes parce que xam nañ li ñu bëgg ci championnat bi ren mooy ñetti trophée yi nga xamante ni dañ koy teg ci Sénégal ñu jël ci benn donc te loolu ñu ngi ciy liggéey boo xoolee tey jii ci championnat bi ñu ngi 4e donc voilà gars yi ci kaw rayon ñu dara yaakaar naa ne ñun suñu bët teg nañ ko ci nga xamante ni ñu ngi ci kalam donc yàlla mun na def nga xamante ni daal li ñu yaakaaroon ci saison bi yàlla mun nañ ci may dara. ñu daal di wax ci jëwriñ ju yore wàllu takkat yaram bi di Matar Ba ni ki tey jii dal na xam ne ni ci bu midi jotee ca salle de conférence boo dalluwaayam nekk fii nii ci Point E dana amal ab déclaration gu am solo déclaration bi nag lu mu ñoom daal di ñu ko kon bokk siiwal wax ci li nga xam te daal moo di ordre du jour bi ñàkkul incha allah bu yëf yow weesoo danañ ci am lu ñu leer ci ndaje googu nga xamante ni Matar Ba moom moo ko dal di woote. assemblée générale élective bu CAF confédération africaine bu football ni ki tey jii la ñu koy daal di amal ca Rabat ca Maroc yëf yi moom daanaka leer na ba pare ndax la ñu fas yéene def ko moo di jël doomu Afrique du Sud bi di Patrice Motsepe def ko njiit mu daal di fa wuutu Ahmad Ahmed mi nga xamante ni moom dañu ko daal di suspendre kii di maître Augustin Senghor di président fédération sénégalaise bu football moom la ñoo fas yéene toftal kon bokk ca wet la mu daal di doon premier vice président bu confédération africaine bu football wàllu football ba tey waaye bi la yoon ci Europe ak huitième de finale aller lii di Ligue Europa ni ki démb la ñu ko doon amal Manchester United moom war naa mën a am lu mu rëccu ci digganteem ak Milan AC ndax dañoo daal di match nul un but partout donte ñoom jekk woon nañu loolu ngir daal di kon bokk jël ndam di Milan AC daal di égaliser ci temps additionnel bi Ajax Amsterdam moom dafa daal di daan ñi di waa Young Boys bu Berne 2-0 Slavia Prague di équipe républicaine tchèque ak Glasgow Rangers ñoom dañoo daal di match nul un but partout ñoom waa Écosse lañu Dynamo bu Kiev waa Ukraine lañu ñoom dañoo daal di kon bokk daan ñi di waa Villarreal di waa Espagne 2-0 geneen jongante diggante Arsenal ak Olympiakos Arsenal ko fekk ci dëkkam daal di ko daan 3-1 AS Roma moom dafa daal di daan ñi di waa Shakhtar Donetsk 3-0 Molde ñoom dañoo ñàkk seen digg ak doomu Espagne yi di waa Granada ñu daal dellu suñu réew waxtaane wàllum làmb ak promoteur yi nga xamante ne daal ñoom ñoo ciy daal di yëngu daal di am mbégte loolu gannaaw ba ñu levé li nga xamante ni moo di mesure d'urgence sanitaire ni ki fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars ñoom jàpp nañu ni daal kon bokk làmb gi dina daal di sajj ndax danañu mën a organiser si anam yi nga xamante ne lañ ko daal di bëggee ba pare daal di respecter mesure barrières yi nga xamante ne daal mbas bi moo ñu ko daal di imposer loolu moo di kaddu Pape Abdou Fall moom mi jiite association des promoteurs de lutte ñu déglu ko ci téléphone El Hadj Ndate Diop. comme décision la bu ñu jëloon bu ñu koy lever vraiment dañ ñëpp bëggee nañu ci kontaan nañu ci lever décision boobu le 19. donc li am solo rek moom mooy ñun fii ak semaine prochaine danañu toog daje pour xool nan la ñuy demee jël date yi daal di tublu ci liggéey bi parce que nag muy mbër yi amateurs yeeg promoteurs yeeg ñun ñëpp am na sax ñu ci jot a am contrat yoo xam ni il faut que ñu solde ko mbër yi dem promoteurs yi dem. kon daal ci jamono ji wax yi tëgg combat huis clos dàq ngeen ko. non dàq nañu ko waaye nag ça veut pas dire que ni lu waay neex def déedéet dañ koy def ci respect mesures barrières yi encadré wu ak police ak service sanitaire yi ba vraiment li nga xam ni yaakaaroon nañ ko ci am ci ñun duñu ko décevoir ça veut pas dire que la mesure est levée que lu waay neex def déedéet su boobaa nit war nañu mën a jàpp. kon combat yu mag yi ñoo ngi koy xaar. waaw man mi di wax ak yow def naa cité Papa Sow boo xoolee ñu ngi ko annulé woon à 2 semaines de la date échue donc bu ñu ko levé combat boobu day daal di dikk Balla Gaye am na ko muy bëreel Bombardier day daal di ñëw yaa Eumeu Sène ak Lac de Guiers day daal di ñëw yaa Tapha Tine Boy Niang day daal di ñëw ak yeneen ak yeneen ak yeneen promoteurs yi nas nañu te lépp vraiment ñaan nañu yàlla bu ñu yëkkatee lii combat yi war a am yëpp ñu daal di koy organiser dans les règles de l'art tout en respectant les mesures barrières et travailler avec professionnalisme. ok kon bokk Alaaji Seydou Nourou fii la ñu koy dal di yemale xibaaru tàggat yi. xam naa boo paree da nga ne ndekki incha allah. waaw yeewooguma de. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. jaajëf. RFM rajo askan wi. xibaar yi ñeel caada dañ ci ànd ak Anna Rocha. mbooloo bu takku moo ñëwoon ci kanamu siège bu Y'en a marre ñëpp nag ñëwoon ngir tëggat leaderu Pastef ci
jamono jooju. dañu ñëwaat ak élément bu baax bi di xibaari ñeel Tchad Anna Rocha Abdou Thiam wala dafa yegseegul kon ñu bàyyi rek léegi yegseeg